asalaamaaleykum mbokk yi di leen ziar dalal leen jàmm ci télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gu altine gi àtte en appel maanaam ñaareel bi yoon bu Thione Ballago Seck dàqaat nañu ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu dëgmal ci wàllum plaidoirie yi loolee di càkkutéefu ñu koy layool foofule moom woykat bi nag ñu koy topp ci mbirum trafic faux billets de banque. Président de la République Macky Sall ñu koy xaar tey ci Nouakchott nekk capitale bu Mauritanie mu di guléet ginnaaw ba Mohamed Ould Ghazouani jiite réew moomulee ba léegi ca Ndar nag ñu yëngatu ci wàllum napp gi ñu ngi xaar lu bëri ci ngan googule bokk na ci licence de pêche bi taxoon fitna yeewu ñaari semaine ci ginnaaw foofa ca Ndar Géej. jafe-jafe yi am ci agence de presse sénégalaise ak kii di njiitu bureau Dakar BBC bi ñu dàq yeneen i ponk la SYNPICS xëy tey di ci waxtaane syndicat taskatu xabaar boobee nag ne dina dem kalaame yoon ñetti plainte ci wàllu woowule dinañ ci dégg ay leeral Maymouna Ndiaye ci kanam tuuti. intersyndical liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire ñoom li ñu bëgg mooy directeur général agence nationale chemin de fer abal leen ñoom cheminot yooyu le li ñuy njortu mooy Abdoulaye Lo dafa bëgg jël loxoom teg ko ci ñu ne seenu moomeel ci wàllum suuf ak ay kër ak lu ni mel. reportage wu bés bi ñu jagleel ko fitna yi ñuy nemmeeku yenn saa yi diggante élève ak professeur li ko sabab nag mooy yi ñu nemmeeku fan yee yëpp weesu ci ay école ay jàngalekat ak waajuru ndongo di ci wax seenub xalaat ñu jàpp ni dañoo war a yaraat xale yi jamono jile mbokk yi loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy door rek wàllum yoon àtte ñaareel bu yoon ñu koy duppee kon procès en appel bu Thione Ballago Seck dàqaat nañ ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ginnaaw càkkutéefu ay awakaawam moom woykat wi nag dañ ko tudd ci mbirum faux billet de banque yëf yi ci atum 2015 la woon ci àtte bu njëkk ba sax moom Thione Ballago Seck dañ koo bàyyi ci 2019 la woon toppeetuñu ko dara ci wàllu woowuleem ci wàllum yoon ba léegi ak coow li fi amoon fan yi la weesu ñu ne doomu Mame Mactar Gueye moom mi nekk vice président bu ONG Jamra te ñu ne woon dafa réer ba mu feeñaat nag jur na coow lu rëy rawatina ginnaaw ba ci police génnee ab communiqué kii di ab commissaire bu àll traité di Boubacar Sadio jàpp ni police nim ci waxee daanaka dafa amas dëngate ndax am na ay kàddu yoo xam ne mënoon nañ koo denc ñu bañ koo génne ñëpp di ci jot. Boubacar Sadio commissaire divisionnaire bu retraité ca Ziguinchor dañ koy déglu ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. dañuy faral di ne police lu bëri lu muy def communication bon te fekk ni mu ngi góorgóorlu aussi def communication léegi aussi communication yi ñi dañuy xalaat ni dafa sooxee ama communication moom dafa jafe bokkul ak information moom da ngay jël rek jox xibaar yi ñi ñuy seet lu ñu koy doxal mais communication moom souvent dafay xaw a compliqué parce que day loo xam ne dafa war a am diggante force de défense et sécurité yi ak population yi bon mbir mi nag li tax mu xaw a jafe mooy waajuru xale bi si boppam la muy koo xam ne du nga rafetlu liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def pour sàmm jikko yi donc bi ñu demee ba ñu gis ko police def communication parce que aussi loolu lu ñu rafetlu la da sax ñu ngi rafetlu la fekk sax ci diir bu gàtt rek ñu gis ko donc gannaaw enquête bi parewul ci loolu aussi la je crois que aussi nit ñi bu ñuy communiquer aussi vraiment war nañ xaw a tey daal waaw mun nañu wax ni rek gis nañ ko du enlèvement population bi ñu ngi njëkk di du enlèvement dañ ko fekk si bërëb boo xam ne lieu public la waaye enquête bi ñu ngi koy mëne xëy na saa yu ñu paree dañ leen gën a jox information yoo xam ne di ngeen mën a xam exactement lu xew quoi. bu dee noonu la demee je crois que mun nañu wax ne am na xëy na erreur bu ndaw boo xam ne si c'est pas méchant aussi peut-être que dina tax prochaine fois aussi ñi nga xam ne ñooy communiquer si wàllu force de défense et de sécurité ñoo xam également ni ñuy waxee parce que communication art la waaye man également science la quoi il faut nga maîtriser ko. ci fàttali ci communiqué boobu le police nationale dafa xamle rek ni xale bu jigéen bi moom kenn kidnappé wu ko waaye dafa nekkoon ñu ne ak benn suwaay bu muy génnal loolee kon la ñu bëri di ñaawlu dañuy dem ca diwaanu Ndar Géej foofee nag nappkat yi ñu ngi xaar lu bëree bëri ci ngan gi président Macky Sall war a amal fële ca Nouakchott ca Mauritanie ñoom ñi yëngatu ci wàllum napp gi rawatina ay mool ñu ne licence de pêche yi nag faaw Sénégal ak Mauritanie gën cee waxtaan ñu gën koo yokk ba dootul indeeti ay jafe-jafe moo waraloon sax ñoom mool yi doon manifester daanaka ñaari semaine ci ginnaaw dañoo jàpp ni li dox ci diggante ñaari réew yi mën na tax ba ñu lijjanti loole te du amaat beneen lënt-lënt dañ ciy déglu seen i kàddu ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck.
bokk ci suñu métier nga xam ne mënuñu ñàkk bañ am licence dafa bari lu muy indi conflit suñu diggante. war nañ ci waxtaan bu baax a baax ba nga xam ne jafe-jafe boobu dafa nekk suñu ginnaaw ñun tam ñu respecté li nga xam ne daañ ñu ko indil suñu diggante ak Mauritanie ndax ñun état la ñu yor mënuñu heure bu nekk bu ñu soxloo ci seen nawle mu yombalal leen ko te buñ ko indee ci ñun mu bëgg a yàqoo ci ñun loolu it maa ngi woo sama population bi ñu gën si bàyyi xel bu baax ñu jëm saytu licence bi xam ne licence bi suñ ko ñàkkee problème la ñu andi kon kenn waru ko ñàkk. Mauritanie supporté nu 400 licences yoo xam ni 200 personnes noo koy bénéficié loolu it noo ngi koy yóbbante président bu doon suñu sagoo 400 yooyu nekk 400 personnes bañ nekk 200 personnes nga xam ni am nañu soxla licence macha allah bëgg si bokk bëgg si liggéey te yàlla xam na ni bu doon seen sagoo nu am ko mais actuellement loolu diis na si ñoom noo ngay ñaan daal président Ghazouani mu nangul président Macky Sall lu bare loo xam ne lii war na ko mën apporter comme Sénégal ni mu apporter Mauritanie laneen bon ndax ñun Mauritanie mooy suñu dëkkandoor mooy suñu mbokk loolu nag dañ see ñaan yàlla rek yàlla jubale leen nu déggoo si lu bare ndax ñaari doomu réew yëpp jàmm rek moo xaj si ñoom te it seen koom-koom benn la sax boo xoolee. mu nekk ci njàqare muy liggéeykatu autorail yi ñu leen di woowee ay cheminots ñoom nag dañoo mere directeur général agence nationale chemin de fer dañoo jàpp ni Abdoulaye Lo jamono ji dafa bëgg a saax-saaxee seenu pa moomeel muy ci wàllum suuf wala ci wàllum immeuble ñoom liggéeykatu Dakar Bamako ferroviaire jàkkaar la ñoo ko taskatu xabaar yi ngir naqar lu ni mel ñu ne sax na leen Abdoulaye Lo abal te ci seen ndaje boobule seenub administrateur fekkee na ko mu leen di dalal seen xel ne juróomi téeméer ak lu topp ci liggéeykat yooyu le dinañ def seen kem kattan ngir sàmm seen liggéeyukaay boobule Pape Fara Gningue Ababacar Camara teewee nañ seen conférence de presse. Vous croyez que ça c'est normal? C'est pas normal. Donc nag loolu duñu ko nangu tey li ñu bëgg suñu kër gi Macky Sall waxal ñu ci. mer ba futt la ñu def ñi nga xam ne ñooy cheminots yi ne nañ nag dootuñu bankat seen loxo gis li nga xam ne moom moo nekk seen patrimoine ñu koy salfaañee. ñi ñu ko jiiñ nag ñoom ñoo nekk seen njiit yi bokk na ci kii di directeur bu ANCF jàpp nañ ne nag moom moo bëgg a jël lépp daal dina saxal juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay liggéeykat. ñun yoruñu ndabal kenn di ca sotti suñu ndabal bopp la ñor ndax ay cheminots lañ li ñu xam daal mooy gis nañ ab chef de l'État boo xam ne engagé wu na pour defar chemin de fer ay nit nag taxaw nañ ñoo xam ne dañooy gàllankoor loolu fi ñu koy commencé mooy boo bëggee defar chemin de fer foog nga am yoon woo xam ni. ak suuf soo xam ni fi lañ ko fekkoon te chemin de fer a ko moom suuf soosu nag moom yàq nañu ko yaxeet ba nga xam ni mënatuñoo dawal suñu chemin de fer Ablaye Lo moo bind syndicat yi toogul ak ñun wax ak ñun. gannaaw bañ ko yëgalee ñaxtu bi moom directeur général bu chemin de fer Dakar Bamako daal di daw si ci bërëb yi ngir fexe leen a dalal naka noonu tamit fexe leen wax lan la ñu fas yéene def ngir jàppale leen. ma bëgg a wax ni neen man dama ñëwoon rek dalal seen xel wax leen ni président yéene gu rafet bi mu am si ñoom te yéene dépassé wul koo xam ne depuis 2 ans mu ngi fay ay salaire 3 ans sax di fay ay salaire xam nga kooku bu amul woon yéene si rafet si yéen du ko def yéene weesuwul nit toog di war a waxtaan ak askan gi 31 décembre mu dugal leen si biir waxtaan gi ça veut dire que yéene mu ngi si xelam mu ngi si yéen. waaw yéene weesuwul ministre bi bu gisee ngeen mer mu woo leen wax leen ni société bu bees boobu tamit yàggatul waaw yàggatul lu gaaw lay doon léegi bu ko président ak gouvernement tegee si yoon. Maolana Cheikh El Hadji Abdou Aziz moo ni kër gii tuñum gëléem la mu ne lang na waaye du wadd ko yàq chemin de fer da nga yàqu. gannaaw bi leen daje nag ak directeur bi ñi nga xam ne ñoo nekk cheminots yi seen xel xaw naa dal di xaarandi mbir yi fan lay mujjee te ñoom jàpp nañ ne seen bërëbu liggéeykaay bi dinañ ko préserver. jërëjëf Pape Fara Gningue ministre bi ñu dénk PSE di plan Sénégal émergent moom Cheikh Kanté demoon na ca Fatick jébbal njaalam njabootu Lamine Koita mooy dawalkatu moto Jakarta bi faatu altine gële weesu Cheikh Kanté nag ne moom ay rapport yu baax la am ak ndaw ñi nekk foofule ca Fatick mu leen di woo sax ñu ànd ak dal rawatina ba procureur de la République defee ab conférence de presse ci mbir moomule Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ca Fatick. Fatou ku ndaw dawalkatu Jakarta bi di Amadou Lamine Koita nag bitim réew la ko fekk moom mi nga xam ne nag moom mooy ministre bi yor wàllu PSE fexe na ci dimanche ji ba dem jaale ji njaboot gi ndax kóllëre gu mu séqoon ak ñoom laata politique bi muy def. tànk jullit laa dox si woon Lamine Koita jeune bu ma xamoon la yaayam du jóg sama kër à chaque fois su ma xewlee
jaadu na tey naqar bi su dalee ci kawam mu ñëw doxu mbokk doxu jullit jaale ko. mu ni bu weesoo loolu itam moom mi nga xam ne moom moo fi nekkoon directeur général bu port autonome bu Dakar mu ni dafa am ay relations yu particulières ak ndaw yu Fatick yi rawatina ñu féete ci dawalum Jakarta gi. déjà am na ñu bëri ñu ma ci recruté woon bi ma nekk directeur général port jox leen emploi bi ma xamee ne mën ma leen a recruter ñoom ñëpp jënd 110 Jakarta may leen ko ñoom déjà instrument de travail la ci ñoom xale boo jox Jakarta yaa ngi koy restaurer dignité am yaa ngi koy jox instrument de travail boo xam ne bii su xëyee dina ci joxe dépense këram am lu mu tedde donc su fekkee ne am na musiba bu dal ci kenn ci ñoom jaaru na mu ñëw waxtaan ak ñoom. mu ni nag mi ngi saako ci ndaw yi ñu gën a dal bàyyi manifestation yi gannaaw ba nga xamee ni procureur li mu wax démb dalal na xelu nit ñi. li am na ba pare. yàlla kenn du xëcc ak moom. wax leen nag aussi ñu góorgóorlu. bàyyi président Macky Sall joxe na instruction pour mbir mi ñu leeral ko. je pense que ni procureur waxe démb dalal na xolu ñëpp. su loolu weesoo nag di leen lancer appel ñu toog parce que lakk ay pneu di xeex di xuloo musiba li indi rek. te ay du yem ci bopp borom. ci bi muy jaale nag discours yi li ci gënoon génn mooy ñàkku xëy mi nga xam ni moom moo sonal ndaw yi nekkee ci Fatick moom mii di jëwriñ ji yor wàllu PSE ne dana jéem a xool nu mu ciy indee ay saafara bu yàggul dara. niñ ko junjee sànq ci bopp xibaar yi SYNPICS di syndicat bi ëmb ñiy liggéey ci tasuma xabaar jàkkaarloo nag taskatu xabaar yi ci boppam sax tey jile ci suba di junj ay jafe-jafe yu am jamono ji ci réew mi lu ci mel ni APS ak nit ñañu fa dàq ak ki jiite bureau BBC fii ci Ndakaaru moom it ñu dàq ko syndicat bi ne nag dina dem kalaame yoon am na ñetti plainte yu ñu nar a ngal ci ndoddu kiy jiite APS jamono jile ñu cay dolli nag ni dañuy ñaawlu bu baax a baax ay gàllankoor yu ñuy amal ci liggéeykat yi foofee ñu mën a def seenub liggéey ca na mu waree bureau exécutif national bi sànq la doon daje ak taskatu xibaar yi ci teewaayu Maimouna Ndiaye ak Amadou Ba. dàq gi ñu dàq Jacques Matin teewal BBC fii ci Ndakaaru jaaxal na lool waa SYNPICS kuréel gi nee na mbir boobu dafa am lu nëbbu ci suuf. moom mi jël décision bu mel nii ba pare bind si ne gouvernement Rwanda moo porté plainte moo tax ñoom ñu jàpp ni li seen journaliste def baaxul dañ ko ne d'abord na génne plainte bi ndax bu ko génnewul loolu mooy dafa jéem a nësaxal xel yi donc en attendant procédure yi di jàll ci wàllu woowu en attendant ñuy dem tribunal parce que du ñu bàyyi affaire bi noonu dañ ko ne na respecter le droit des travailleurs au Sénégal. Bamba Kassé ak ñi mu àndal wax nañu itam lu soxal mbirum APS fi mu toll nii am na ñetti plainte yoo xam ni teg nañ ko ci taabal ji. Bamba Kassé bi mu discuter ak waxtaanee ak avocat maître Bamba Cissé jël nañ décision ne dañ koy porter plainte pour diffamation pour calomnie ak pour entrave à la liberté du travail. Maître Bamba Cissé a été commis sur ce dossier-là qu'il suit d'ailleurs depuis plus d'1 mois. am na beneen plainte boo xamante ne ñeneen ñaari nit yi ñu cité xaw ma ndax jot ngeen information boobu wala jot leen ko ñoom ak seen avocat di maître Ciré Clédor Demba Ciré Clédor Ly également porté nañ ko plainte pour diffamation ma leen di fàttali ne avant tout ça il y a 21 jours à peu près 20 jours am na beneen plainte boo xamante ne porté nañ ko ba nu mu tuddati convocation yi section recherche bu gendarmerie de Dakar andil ko. beneen ponk boo xam ni yëkkati nañ ko ci jotaay bi mooy code de la presse lu ko soxal. ñun dañu ne woon ci njiitu réew mi nañu dem ba ci noppam ne ko monsieur le président de la République code bi nga xamante ne voté nañ ko depuis ñaari at ba léegi mënuñu ko appliquer ndax jëluñu ay décret d'application te fii Sénégal gis nañ fi ay loi yoo xamante ne dañ koy voté lundi dimanche ñu lundi nañ koy voté mardi ñu promulgué ko mercredi ñu jël décret d'application yi mercredi ñu yóbbu ko pour ñu publier ko balaa mu mat fukki fan ñu jël décret yi nga xamante ne moom lay àndal donc bu fekkee ni dañu nekk ci secteur boo xamante ni secteur bu important la muy secteur des médias ñu voté benn loi boo xamante ne déjà maa ngi leen di fàttali ne rien que pour discuter loi bi rek ak tomber d'accord ça a pris presque 8 ans ñu voté ko depuis 2 ans mënuñu fexe ba doxal ko loolu jekkul ci Sénégal. kuréel gi fi mu toll nii mi ngi jox dig daje fileeki fan ndax kat nee nañu bu boobaa ñu mën a gën a waxaat ci cas yi nga xam ni ay abus lañ ko tuddee ay patron de presse yu ñëw di dal ci ay taskati xibaar lu ci bari ñu koy nemmeeku
te du mujjee fenn nee nañ fi mu toll nii dinañ def ab say ngir gën cee sëgg. Maimouna Ndiaye jërëjëf ñu woy ci xibaar yi dem fële ca Lindiane nekk ca Ziguinchor ña fa dëkk nag dañoo mer bay futtu li ko waral benn tali bu ñuy tabax foofule te teguwul ci anam yañ ko war a defee ñu ne seeni kër boo moyul mu am ay jafe-jafe sax nag ndax li ñuy jëfandikoo ci tabax tali yooyu le dañuy déglu kenn ca ña fay yeewoo foofee ci Lindiane xëy takk ay morceau yu xonk Mohamed Bachir Badji ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ñoo ko taataan. boulevard boo xam ne 25 mètres de large ñu ñëw defar ñu benn yoon bu 7 mètres gis nga donc lu si des ñu def fa ay caniveau à ciel ouvert te rebord yi surtout loolu moo ñu gën a ittee parce que nit sooy jënd sa kër si rebord yi ngay tombé sooy dugg sa kër si rebord yi ngay jaar te foofu moom ñu ngi koy bàyyi kenn defaruñu ko te yoon bi ñëw ba hôpital Mané mu yem foofu gis nañu ni vraiment on a compris dañu bëggoon désenclaver hôpital Mané bi moo tax ñu indi ko ba foofu gis na yoon bi ku jógee fii koo xam ne dafa feebar mënoo accéder dispensaire bi parce que foofu côté boobu amul yoon donc ñun tey lu ñu ñaan mooy nawet baa ngi ñëw yoon bi bu mu commencé ba léegi mu am ñaari at te nawet bi su commencé fii taw bi fii taw ñëpp xam nañuy taw bi ndox bi day am doole donc am na canalisation donc yoon yi ndox boo joxoon doo jógee depuis Jaabiir Lindiane Souk Papaye Bukot Sud yëpp fii la ñuy jaar donc suñu ñëwee fii ndox fii day saturé kër yaa ngi ni menacé nañ commencé nañu vraiment am ay jafe-jafe donc loolu waruñu ko seetaan dañu seetaan ñu defar ñu yoon bu ndaw donc waruñu seetaan tamit ñu saboté suñu yoon bi di continuer di koy saboté loolu moo tax ñu ne tey ñun ñu ñëw dajee fii woote xamal ni vraiment lu ñu nekk di liggéey ni ñun ànduñu si te lu ñu nekk di def ni baaxul benn yoon parce que yoon bi ñu ne mënul continuer mënul jënd yoon Colobane bi lu tax parce que fii si kanam titre foncier la te foofu nag espace vide la dara néew fa amu fa tabax même su fekkee ne am na fa tabax moom titre foncier la état da koy dédommager yoon bi continuer. ndox moom nekk na lu jafe loolu ca gol bi ba ca kër Samba Kane ba ca région bu Diourbel diwaan boobule nekk na it lu ruqee dem fa lu jafe la ay jumtukaay ci wàllum pajit nekk na lu leen yitteel loolu askan wi wax seenub ñaxtu boobule ci reportage Babacar Diouf. Assane di dëkk boo xam ne nii ndox bari doxatu paan yi faaras yi paan moo tax askan wi dellu ca teen yi. depuis barki demb yàgg na sax mënuñoo am ndox jigéen ñaa ngi rooti góor ñi root nañ bay bëgg a dee loolu tamit bëgg nañ ci saafara ndax ndox moom ku ne xam ne mooy nit jullit boo amul ndox daanaka amoo dara te ndox mi manqué na fi torop robinet baa ngi nii nga jàkkaar lool ba mu gëj a toq ak léegi kenn xamul kañ la. mu di dëkk cosaan boo xam ne nii dañ fay faj ku tam wala ku am problème mu yax jot ci ñoom jafe na lool ndax yoon wu baax. gouvernement bi ñu dimbali ñu ci ndox ndax li mu ko war a rek ndax ni mu ko waxee léegi rek lépp lu suñu waru gar suñ par rapport suñ diggante gouvernement ñu ngi koy def ñu ngi voté ñu ngi fay suñuy impôt kon boog li nga xamante moo lañ bëgg ni li gën a tuuti mu ñu war la ko ñu nañ ñu ko jox. loolu lépp teewul nag askan wi fexe ba tabaxal seen bopp poste de santé. poste de santé lañ amoon waaye ci ndimbalu dëkk bi ak borom ak waa dëkk bi def nañ suñuy dëbal ba def suñu poste de santé poste santé bi de investir nañ ci ay millions yu bëree bëri macha allah loo xam ne benn loxo gouvernement fekk ñu ci doomi dëkk bi ñoo ko jaayante def ko ba indi ba mu taxaw nii tey nga xam ne fii ko diir incha allahu rabbi bëgg nañ ko inaugurer ñu ñaan nag buñ ko inauguré li ci topp muy wàllu infirmier ak mbirum faj ak équipement tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko warloo ñu taxawañ. dëkk boo xam ne nii ay téeméeri atam mat na ñu doon amal gàmm gi nga xam ne dañ koy amal at mu nekk ci teewaay yenn kilifa yi nekk ci dëkk. ca Gandiol moom ay soxna yu bari dañoo nekk ci ab mbootaay ngir lijjanti seen i jafe-jafe ñiy dund foofule ñu bari ci soxna yooyu le ci wàllum sàmm gi la ñuy liggéey wala napp wala sax nag mbay mi terewul ñoom jigéen ñi nee nañu li leen gën a yitteel jamono ji mooy ab centre de santé foofule Ousseynou Diop Habib Seck. ñu nekk ci Gandiol bootu ci mouvement bi ñu duppee Calavas de l'émergence ñoom nag daan nañu yooxu ngir ñu wàllu leen. ci seen i gis-gis seen gox bile jafe-jafe lañ ci am yu bare bokk na ci wàllu mbay mi nga xamante ni dafa mel na kenn taxawul leen ñoom nag ñu ngay talal loxo nguur gi. ñun nag Gandiol bëgg nañu gis suñu bopp ndax amuñu hôpital maraîchage baa ngi fi bay bi santé baa ngi fi yooyu yëpp yoxos baa ngi fi paañ baa ngi fi yëpp a ngi fi léegi nag ñun suñu sañoon ñu jàppale nu comme ni ko aas di defee. ci boobu jafe-jafe bokk na ci wàllug lii di wér-gu-yaram te itam ñu gis ni ñoom jigéen ñi ñu ci bari ci ñoom dañuy yëngu jëm ci wàllu xorom si waaye nag bërëb ya ñuy fajoo léegi saa doon li nga xamante ni moo leen të. am nañu jafe-jafe ngir am centre de santé bëgg nañu centre de santé waaw ndax dëkk yi dañu soreyoo bu nu sañoon ngeen jàppale nu si ñu am fi benn poste de santé. ci xorom si
ñoo ngi si maraîchage bi ñoo ngi si poulailler yi ñoo ngi si jën yi amul lu ngeen di xalaat lu nga xamante ni mbooloo maa ngi fii ngeen gis leen tey rek te yënguwuñu si loolu. ci ndaje bile tax na ñu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci gouvernement bi ngir yenn ci projet yi nga xamante ni day am ci réew mi ñoom ñu mën ca gis seen i bopp waaye nag xamle nañ ni benn nit dong moo leen fay jàppale muy aska te itam bëggoon nañu nguur gi daal koy gestu. seen jëwriñ nag di Ndeye Saly Diop Dieng te ñu dénk ko yi tout tànk yi ak njaboot gi mu nga woon fële ca département bu Louga muy wéyal benn programme bu yaa bu ñu door moom ak ministère am ngir fexe ba ñi seen loxo jotul seen i gannaaw rawatina ci soxna yi ñu mën a moom seen bopp am liggéey bu ñuy suturloo ci visitam boobu la nag nee na dina def it kéem kàttanam ngir gën a siiwal loi biñ fi voté yàggul dara ngir képp koo xam ne da ngay sàkku jigéen tout tànk wala keneen ku mu mënti doon ñu teg la ay daan yu 10 Thierno Fall moo ñu toogal ca diwaanu Louga. jëwriñ ji ñi dénk jigéen ñi njaboot gi ak kaaraange ndaw ñi gane si woon jigéen ñi département bu Louga indaala sëri ca lu toll ci téeméeri million yu nga xamee ni rek dañ ko jagleel mbootaay jigéen yi nekk ci mbooleem communes yi nekk ci département bi. seet si jigéen ñi sargal leen ziar leen mu indi ay matériel d'allègement jox leen ko pour jàppale leen indi leen financement 100 millions de francs CFA jox ko département de Louga commune par commune pour kenn ku ci nekk mën cee liggéey waaye waxuñu financement yoo xam dañ koy séddale waaye financement yoo xam dañu finance ay projet yu nekk ay projet durable toog ci village toog ci quartier ngeen mën cee liggéey muy générer ay ressources générer emploi ngeen mën suqaliku parce que loolu mooy émergence du Sénégal. jëwriñ ji di xamle ni moom bokk na ci projet yi gën a mag mooy fexe ba wesaare loi bi nga xamee ni tëral nañ ko ngir criminaliser li nga xamee ni si moo di viol ak pédophilie. yaakaar naa jigéenu Sénégal bi Sénégal sosoo ba léegi li président Macky Sall def ko ci développement jigéen ak seen yokkute ak seen taxawaay ak renforcer seen leadership benn président musu ko def barke démb moo ci mujj bi mu wotee la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie yàgg na am ci réew mi. waaye kenn musul xalaat lim ci xalaat am na ku ko wax léegi defe naa jigéen dañuy war a tàggat dañuy war a jàppale waaye waruñu leen faagagal ndax ku faagagal jigéen fakal nga askan ku néewal jigéen doole néewal nga askan bi doole te askan bu amul doole Sénégal bu jëm kanam. jëwriñ ji tàmbalee visitam bi ci orphelinat Abdoul Majib bu njabootu Serigne Abbas Sall bu Louga daal di jàll ba Daaru Rahma yóbbu fa am matériel médical ca poste de santé ba waaye itam daal di inauguré ab mini laiterie foofee ca commune bu Léona doora nag jeexale tournée bi ci ndajeem bi ak jigéeni département bi. reportage bis bi ñu jagleel ko fan yi li ñu nemmeeku ci école yi mooy fitna ga fay yeewu ci diggante jàngalekat yi wala élèves yi yenn saa yi seenub diggante dafay ñagas loolu ci reportage bi Salif Sow def ci banlieue bu Ndakaaru nag ay jàngalekat ak ay waajuru ndongo ñu ngi ciy wax seenu xalaat ñu ci bëri lépp daal dañ koo tënk ci wàllum yar faaw ñu yaraat xale yi reportage Salif Sow Asmalik Diop. léeg-léeg ñu songoo dóorante gaañante mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàng ak ñi leen di jàngal ci école yi lee loolu nag ngir mu mën fee jógee waajuru ndongo yi war nañ cee taxaw bu baax a baax la gaañ yi gisee ba noppi. diggante professeur ak élève di jàppante loolu lu ñu naqari la. mais ñun dañ naan du ci professeurs yi dañ naan ñun waajur yi ñoo yar bi ñu yore yar sunu njaboot moo des. parce que xale bu jigéen nga di ko sol loo xam ne li dafa dang du yoon waaw xale bi buy solo bu génnee da nga ko war a gis mais nag xale yi dañu dangereuse dañuy solo ba pare ci kër gi mu normal ñu génn ndekete bu ñu woddoon ndekete bu ñu génnee am na lu ñu jiital. respect dafa war li nga xamante ni mooy cër ñu jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di jàngal ñoom ndongo daara yile ki wax loolu moom mooy ki jiite kuréel gi ëmb képp koo xamante ni waajur nga te sa doom di dem école. danañ gën a soppi doxaleen ñeneen parents yi dafa am ñoo xam ne mel ñu ne Bamba Dieng peut-être man sama doom fu mu nekk dama koy gëstu waaw te bu ñëwee ci kër ga danaa ko xamal ne ko ki ngay jàngal sa kilifa la. nit ñi dañuy wax ni parents yi bu ñu xaar toujours ba bulletins yi génn ñu ñëw de temps en temps ñëw di nemmeeku seen doom di xam ndax am na problème de discipline nan la fi toogee bu ko defee bu waxtaan boobu bu amee xiiroo ak ŋaayoo du am diggante professeur ak élève. ni xale yi jigéen di solo di colko ki léegi-léegi ak yamba yi nga xamante ni seetlu nañ ne ñu ngi koy jëfandikoo ci école yi léegi bokk na ci lu gën a jaaxal waajur yi ak ñi jiite l'école. yamba ji tamit du yoon ay naan sàngara ak yamba du yoon école jàngale wuñ fi loolu. xeex yi ak professeurs yi ak élèves yi daf ñoo métti ndax ñun suñu ay professeurs suñuy référence lañu woon ñu nawoon leen di leen toppatoo ba heure bii lu ñu xam rek tey ñoom la kon tey bu ñu toogee ba jimmi jamono professeurs yi ak élèves yi di jamante ñun en tant que yaay dañoo mettre une fin à ça. waxtaan wi ñu ngi ko amaloon ci bëccëg bu ñu jaglee loon don du sang maanaam maye deret
élèves yi ñoom ñoo koy def ngir ñi nga xamante ni ñoom ñooy soxla deret te ne ci ay jafe-jafe ci l'hôpital yi mën a mucc. secrétaire d'État bu États-Unis moom amal gan fii ci Sénégal Mike Pompeo ci nganam soosule nag waxtaan nañu lu bëree bëri ci xeex terrorisme ci Sahel bi kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllu biti réew nee na nag président Macky Sall am na xalaat jël am koom gu takku ci budget Sénégal ngir jënd ci benn jumtukaay boo xam ne dinañ mën a xeex terrorisme boobule waaye it ñàkk kaaraange bi ñuy nemmeeku yenn saay ci diggante frontières yi jàppale ni it États-Unis jox nañu juróomi téeméeri milliards ak juróom fukk Sénégal ñu mun koo dugal ci wàllum mbay Mohamed Samb Jafara Ba. Afrique jot na sëkk mu am financement boppam ngir kaaraange gi foofu ci Sahel bi li nag nekk gis-gisu njiiti réew mi ki ko xamle moo di jëwriñ gi mu dénk wàllum bitim réew ci jamono bi nga xam ni kii di Michael Pompeo mu ngi fii ci Sénégal. La proposition njiiti réew mi li mu wax ni ki nañu dooleel financement bi ci wàllu intervention yi foofu ca Sahel bi war nañ ko càmbar bu baax. su boobaa dinañ mën a jël lu tollu 1% ci suñu déficit budgétaire ngir mun ko jagleel xeex bi ci wàllum insécurité bi foofee ci Sahel bi. pour toute l'Afrique. Sénégal jot na ci loxoy ki nga xamante ni moo di partenaire américain bi lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukki milliards de francs CFA loole nag ñu jagleel ko sukkali gi ci wàllu mbay mi. Notre pays vient en... Sénégal jot na lu toll ci 550 milliards de francs CFA ngir mën a sukkali wàllu mbay mi. ak itamit gox yi nga xamante ni ñu ngi fay amalee lépp lu aju ci wàllu mbay mi. de production. moom mi di secrétaire d'État américain bi jàpp na ni rek Sénégal dañu war a gën a yaxanal infrastructure yi loole nag ngir tax ba réewu Sénégal jël wàllam ci pétrole beeg gaz bi. maa ngi félicité njiitu réew mi gannaaw ba nga xamante ni Sénégal gis na pétrole ak gaz yii nag nga xamante ni réew mi gis na ko dafa war a mun a tax rek ñu sukkali Sénégal. ci wàllu tabax ay tali yu yees waaye itamit ay école yu yees loolee dina mën a tax Sénégal gi yëpp gis seen bopp ci pétrole beeg gaz bi. diggante Sénégal ak États-Unis nekk benn lëkkaloo bu ëpp juróom benn fukki at waaye nag bile yoon ñëwuk Michael Pompeo fii ci Sénégal li ci gën a fës moo di juróomi accord yu ñu war a xaatim loolu yëpp ñeel sukkali gi fii ci Sénégal. jërëjëf Mohamed Samb ndaw yi bokk ci parti socialiste ñoom nag démb ca maison du parti Léopold Sédar Senghor la ñu amal benn bésub seetal loolee lépp di waajal kon bokk bés bi ñu nar a sargal Ousmane Tanor Dieng di secrétaire général bu parti bi jóge fii ci weeru juillet 2019 ñu nar ko sargal ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février bi ñu nekk reportage ca maison du parti Cheikh Diop Diafara Ba. di ab njukkal bu ñu nam amal daal di koy jagleel Ousmane Tanor Dieng ngir yembal boobule bés jeunesse socialiste di xamle ni ngir ñu cetal bile bërëb lu am solo la ngir rek doomu aadama yi fii teew. le 21 dañu war a dem ca Ngéeñeen fa nga xam ne fa la sose baax fa la fekk baax fa la ay mbokkam def nekk ñu xëy wàcceel ko kaamil ak délégué de quartier yi imam yi yëpp. vraiment rendre ko hommage bi mu mérité le 23 aussi fii ci maison du parti salle congrès nga xam ne congrès rek lañ ko daan ubbi dañ ko dédié Ousmane Tanor Dieng donc ci la ñu woo militants yi nga xamante ne dañu nekk au fin fond du Sénégal parce que Ousmane Tanor Dieng bu kenn fàtte ne Ousmane Tanor Dieng wu ñëpp la. lépp lu soxal wàllu cet gi nag doon lépp loo xamante ni jiital nañ ko ci rek li nga xam ne moom la ñu bëgg amal. foo xam ne nag lu ëpp juróomi junni ay nit dañu war a teew fii. dañu war a fexe ba bërëb bi set wicc sell parce que loolu moom mooy li gën a baax ay nit fu ñuy dajee pour bañ sax nit yi jëlee fi feebar rek leneen alors moo tax initiative bi xale yi jël ñu ànd si. lu ni mel ñu àpp ko ci ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février bi ñu nekk mu nekk ab bés boo xamante ni daañ ci amal ay ñaan amal itam ay waxtaan yoo xamante ni dina mën a tax ñu daal di xam seen secrétaire général ba woon di Ousmane Tanor Dieng. benn ponk ci cosaan ak aada ci xibaar yi musique la ñuy waxtaanee Isabella nekk benn single bu artiste Léon Bassène nekk ab sénégalais buy dund fële ca États-Unis nee na nag ci way boobule daf cee bëgg sargal bépp femme africaine maanaam jigéen bu cosaanoo fii ci Afrique mu di buntu it waxtaanee bu baax ci musique bi ñuy doxal fii ci Sénégal di sa Préra ak Modou Diop. single bu bees. Isabella wala histoire mbëggeel artiste bi di Léon Bassène moom moo def lu ni mel
ginnaaw mbind mi mu waroon ko boole ak musique ngir delloo njukkal jigéenu Afrika. clip bi moo ngi wax ci benn xale bu rafet daal xale africaine Isabella mooy turam donc dama doon bëgg wone beauté africaine bi ak teint noir yi fii ak xam nga bon c'est pas pour dire que ñu xees ñu bokkuñu. si musique bu muy def du si fàtte benn yoon réewam di Sénégal. aussi vendre la destination sénégalaise quoi man looloo ma tax a jóg parce que booy def musique ba egg si yenn niveau yi nekkatul yow quoi c'est plus que yow xam nga da ngay représenter une communauté un pays un continent tout un monde so loolu la gars yi di war a xoolee quoi. Léon Bassène moo ngi dund biti réew terewul muy bàyyi xel li xew fii ci Sénégal ci wàllu musique. musique sénégalaise bi nice na trop talent yi bëri na fii et nouvelle génération bi ñuy def ay affaire yu doy waar li may joxe li conseil moo mën a joxe rek mooy ñu jéem a importer musique bi nañ ko def international bi. Léon Bassène di faral di boole musique bi muy def ak histoire yi mu dund artiste bi ne ak fu mu mën na nekk ci àdduna bi dafay wéy di teewal Sénégal bi nga xam ne mooy réewam. jërëjëf Dissa dañuy dalal léegi Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay xëy tey. jërë ngeen jëf activiste bu mag bi ñu désactivé di Guy Marius Sagna l'Observateur xëy na ko activé ci xëtam mu njëkk ubbil yéenekaay bi li mu ñu njëkk a wax mooy borom FRAPP France Dégage di Guy Marius Sagna def na ca kaso ba juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñeent maanaam ñaari weer ak lu teg ma nga ca camp pénal ma nga ñu isolé ber ko fa ñuy ber def kati ñaawteef yu mag yi secteur ba ñuy denc kayit ya fa la ñu ko denc Ben Taleb Sow di chargé recrutement ak déploiement bu FRAPP France Dégage di wax waa l'Observateur ni nga xam ne noone la Guy Marius Sagna nekke ca kaso ba jabaram ji ko daan seeti ca kaso ba li waral bàyyi tànkam wàññeeku fa l'Observateur mi ngi ñu koy wax xamal nañu ne moom Guy Marius Sagna bu deful ndànk dinañu ko raje ci fonction publique ci pexe yooyee ci la nguur gi nekk Mame Matar Gueye vice président bu ONC Jamra moo nekk ci xët mu njëkku Les Échos moom ak doomam ju jigéen ju ñu ne dafa réeroon journal bi gis ne réer googee ñu ne xale bu jigéen bi da koo réeroon am nag lees waxul gu ci am ne waa police nee nañu ci benn auberge la nekkoon moo ko faram Vox Populi nañu loolee waa police wax miti na ba fa kanamu yàlla kii di Mame Matar Gueye ne jàpp na ne waa police ak seen déclaration bi ñu def ak ni ñu ci gaawtoo ñàkkulu ci am journal bi dolli ñi ci ne téléphone xale bu jigéen bi moom la waa police nekk di xool jamono ji xale bu jigéen bi enquêteurs yi dinañu ko auditionné waat tey ji grand place dañu ci xëtamu njëkk doomi Mame Matar Gueye ju jigéen ju ñu dafa réeroon ba ko doon wër ca faram la nekkoon ñoo ngi woon ci auberge bu nekk fii ci dëkk bi l'Observateur xamal ñu ne moom xale bu jigéen bi convoqué waat nañu ko tey ji ca police faram yu ñu ne ca moom la nekkoon yéenekaay bi nee nañu moom it sa mën nañu koo dégloo kii di Mame Matar Gueye l'Observateur nañu béggul dara ci waa police ak ni ñu waxee ci mbir yi keneen ku béggul ci mbir mu ñu koy def la yéenekaay nee nañu moo di président Macky Sall keroog samedi bi muy def pose première pierre bu maison des transporteurs tontu na fa ay bañam yi ŋàññi communication ak di soppi ay kàddoom laas nañu mayu leen dara moom présidente au conseil collectivité territorialité di Aminata Mbengue Ndiaye lise ko ne nañu gars yi APR yi mayuñu ko dara kii di Moustapha Cissé Lo di Abdou Mbow ba ci Mame Boye Diao di ay responsable APR ànduñu ci waxi statut spécial ca mairie bu Ndakaaru Sud Quotidien nañu Moustapha Cissé Lo nee na di fal maire de Dakar akub décret présidentiel loolee xel xalaatu ko La Tribune nañu moom Cissé Lo wax na ci dàq gi ñu dàq Moustapha Diakhaté ci APR nee na àndu ci te ñu ko def teguñu ko feneen di ci Sud Quotidien ñu seeti fa keneen di Robert Sagna mi xëy di wax ci leneen di mbiri Casamance moom mi coordonnateur groupe de réflexion pour la paix en Casamance wax na ci yéenekaay bi ne guerre bi jeex na ca Casamance waaye jàmm amagu fa jëflante bu yaatu Le Quotidien nee nañu mu am ci diggante Amérique ak Sénégal secrétaire d'État bu Amérique di Michael Pompeo moo ko féddali ci ngan gi muy amal ci réew mi xam la ne soldaar yi Amérique yi ci réew mi dañu leen fiy bàyyi lu jëm ci autoroute Dakar Ndar bi centrale électrique GTI bi ak yeneen i projet dénk nañu ko ay entreprise yu fekk baax réewum Amérique anki dina kay nañu américains yi dellu si nañu ci réew mi ak doole fas nañu yéene dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllum énergie wàllum wér-gu-yaram mi ak wàllum njàng meek njàngale mi hôpital yi ci réew mi yépp la ñu bëgg a taxaw li tax ba américains yi sawar ci mbojjum Sénégal Michael Pompeo secrétaire d'État américain mi ngi koy wax ci Soleil national nee na réewum Sénégal démocratie bi dafiy dund bu baax a baax Sadio Mané ak lu baax li mu def keroog samedi yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu ko stade yéenekaay nañu ginnaaw ab diir bu mu toog footballu ko moom Sadio Mané ndax gaañu keroog samedi dafa dellu si rek wane boppam ab équipe am di Liverpool moo gañe max ba benn bit moo am ca max ba te moom Sadio Mané moo ko dugal record yéenekaay nañu bit boobee mu dugal keroog samedi mooy téeméeri lu bit ba mu dugal ci Angleterre ba mu fa tàmbalee football ak léegi journal bi gis ne Sadio ma ngay gën a jañax Liverpool muy gën di jege titre bu champion d'Angleterre
sant ko gërëm ko Mamadou Mouhamed Ndiaye ak ñëpp ñi jàppoon ci xibaar yi ba mu yemb yeneen jotaayu xibaar 19h30 lay doon incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.